sunu ganuk RFM matin Cheikh Amar salaamaaleykum sëñ Cheikh. waaleykum salaam wa rahmatullah Georges. yow yaay premier vice-président bu commission communication bu Touba ca kanam ma fas yéene ànd ak Mohamed Alioune Ba ci waxtaan wi daañu waxtaane lépp li nga xamante ne moo di ci la Touba ca kanam soobu seeni projet ak tolluwaay yenn yi yan moo des ak loo leen di wut ba jamono ji waaye comme du ma ne sax tombé waral ay gaaf tey ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum xëy ci biir réew mi conseil présidentiel bi nga xamante ne njiitu Macky Sall moo koy jiite Touba ci kanam ak xëyum ndaw ya ca Touba nu mu demee. jërëjëf Georges xanaa di la nuyuwaat di nuyu Mohamed Alioune du nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ni ñooñu dalal fii ci RFM di ci jiital kilifa yi di nuyu it Serigne Mountakha di ko ñaanal ak sunu responsable yi nga xam ne ñoo yebal fii di Serigne Abibou Serigne Abdoulaye ak président Abdoul Fattah. waaw xëyu ndaw ñi ak Touba ca kanam bu ñu bàyyee xel ne mën nañu wax ne ndigalal Serigne Touba la te sëñ bi liggéey ak jaamu yàlla la santaane kon Touba ca kanam fii ñu toll tembe déjà am na lu ñuy def ci xëyu ndaw ñi am na loo xam ne ñu ngi koy waaj ndax jàpp nañ ne ndaw ñi dañ leen war a tàggat ngir ñu am métier bu ñu génnee ci barab yi ñuy jàngee ci daara ji mën a jëfandikoo seen xam-xam boobu nga xam ne dina tax ñu mën leen jël ci bërëbu liggéeykaay yi loolu nag am na lu yaatu loo xam ne nii Touba ca kanam mu ngi koy waaj ci wàllu formation professionnelle ci wàllu renforcement de capacité ba ci sax bàyyi xel étudiants yi nga xam ne dañuy ñëw ci barab bi fii te it ku nekk xam ne université ni mu méttee ñu ci bëri di bàyyi seenum njàng ndax ñàkk taxaw yooyu yëpp Touba ca kanam ñu ngi koy bàyyi xel ak yeneen projet yoo xam ne nii yu yaatu yoo xam ne du ñu bàyyi nag benn secteur. mais lan mooy existant bi loo leen def ci wàllum xëyum ndaw ñi foofu. actuellement fi ñu toll nii buñ la waxee ne ay ndaw rek ñoo teewul liggéey bi fi ñu toll nii ci fànn yëpp rek ay ndaw yu jàmbaare yoo xam ne Touba ca kanam daf leen jël ndax am nañ ñoo xam ne dañ leen di fay ci Touba ca kanam am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir administration bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci terrain bi. di liggéey nga xam ne masse salariale bi tey boo ko doon compter ay millions lay doon. ci ñaata actuellement li ma mujj tënk ci masse salariale bi yaakaar naa ne toll nañ ci ay 11 millions ak lu topp fi ñu toll nii. 11 millions ci yoo xam ne Touba ca kanam ci charge fixe yoo xam ne dina ko fay ay ndaw yuy fay xëy ak di fa gont. secteur professionnel bi surtout ci yan par exemple yan secteur ngeen di insister ci wàllu formation à Touba. jeunes yi surtout. waaw xam nga fi ñu toll nii jeunes yi ñu ci bëri dañuy jóge ci daara yi jàng alxuraan ba pare am na ci ñoo xam ne dañ leen tarbiya ndax ci biir tarbiya gi dañ lay jàngal nga xam ba pare ñu defar si jikko waaye tàggat sa yaram ba nga mën a nangu façon liggéey bu nekk. bay it xam ngeen ne agriculture mooy moteuru développement yépp ñu ngi bàyyi xel. bassin de rétention yi nga xam ne ñoo nekk Touba lu mat ay 5000 mètres cubes di nelaw waxtu wu nekk te suuf saa nga fa xam-xam baa nga fa ñu ko liggéey nga fa nu ñuy fexee ba jëfandikoo loolu tàggat ci ndaw ñi insérer ci lu mel noonu. ban culture par exemple ngeen war a insister. mais par exemple bépp culture rek du ñu bàyyi benn parce que fi jamono toll benn hectare wala ñaari hectare boo ko amee lépp lu nit di jëfandikoo mën nga ko cee bay. mën nga cee bay légume culture maraîchère mën nga cee bay ceeb mën nga cee bay ay arbres fruitiers. mën nga cee bay noor mën nga cee bay nawet loolu yaakaar naa ne fii jamono toll moom doonatuñu weesu nañu fu ñu toogee di xaar mu bët seet bi mu taw rek ñu daal di dugg ci nawet bi. est-ce que da ngeen di liggéey ak mairie bi ak nguur gi ci yi nga xamante ne yéen a ngi cay yëngu ci la nga wax fii yëpp. waaw parce que démb rek. ndax njàppale am na surtout ci wàllu état bi. bien sûr non c'est-à-dire dañ koy defandoo sax ensemble. quand même parce que bu dee état bi la mairie bi tamit démembrement état bi la. démb rek maa ngi teewee benn réunion boo xam ne nii xëy na teewuma fa en tant que membre Touba ca kanam mais waa Touba ca kanam invité woon nañ leen ci ndax plan directeur d'assainissement bu Touba démb lañ doon partager plan yi alors directeur général bu ONAS ak gouverneur de la région de Diourbel invité Touba ca kanam parce que dafa am lu am solo loo xam ne dañu ko liggéey ci wàllu voirie ak assainissement donc bi mu njëkkee ñëw ci prise de service am di visiter li fa ONAS jot a def dafa visiter waale li Touba ca kanam doon liggéey mu profité ci nag daal di xam ne ñii li ñu liggéey la boo xam ne nii bu ma ta jël en compte la mu ne dorénavant dootuñu def dara
te ànduñoo ak Touba ci kanam ci biir te bi ñuy def assainissement boobu aussi dañu ànd ak AGEROUTE dañu ànd ak ONAS moo tax démb bi ñuy def plan directeur bi ñu ñëw d'ailleurs bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy plan directeur bi nga xam ne mooy plan directeur bu Touba d'urbanisme daf ko yëkkati jox ko Touba ci kanam. ci wàllu assainissement bi justement amoon ci wàllu assainissement bi justement problème la ci Touba ak ndox mi adduction d'eau ci par exemple ci assainissement bi kese fan ngeen toll ci liggéey parce que gisoon nañ ni yéen a ngi doon gas mais des fois peut-être technicité bi day des ba ñu laalaale yenn tuyaux yu gisoon nañ ko daaw. mooy opération defar yoon yi. opération defar yoon yi du problème mu technicité xam nga Touba dafa doon dëkk boo xam ne dafa xaw a spécial tuuti ndax bu fekkee ne plan directeur am na ñu topp ko ni ñu ko war a toppee kenn warul gas di laal tuyau wala di laal câble ndax lenn lu ci nekk war na am fu mu jaar te war nañoo xam fi mu jaar it am na it ay normes yoo xam ne nii moom nga war a jëfandikoo yow mi nga xam ne da ngay dugal tuyau ndox ba ëllëg bu ñu soxlaa gas du ñu joteeg moom dara war na am ay grilles avaloirs yoo xam ne ni da lay avertisseur pour wax la ne attention am na câble Senelec am na câble Sonatel am na câble am na tuyau et cetera mais mënoo ne da ngay gas te doo laal tuyau par exemple mais ñun dañoo ànd ak association plombier yi bi ñuy def assainissement bi fu ñu toll tuyau bu ñu laal ci saasi lañ koy defaraat d'ailleurs même au niveau de Touba képp ku doon liggéey donte sax da nga fi ñëwoon doon jàppale waa Touba ci wàccaayu màggal gi boo laalee tuyau waa Touba ci kanam ñoo lay abal matériel bi nga xam ne nii moom ngay liggéeyee donc ci wàllu assainissement bi déjà opération defar yoon bi ñu ci jógee xam ngeen ne amoon na benn jaayante bu am solo boo xam ne woote woon nañ ko defe naa ne c'est le moment ñu sant mbooleem Sénégalais yi ñu wax murid yi parce que foofu it universalité de Cheikh Ahmadou Bamba dafay feeñ dafa fédéré mbooleem Sénégalais yi ak jullit yi parce que ñëpp ci participer. taux liggéey bi fan la toll. liggéey bi réalisation assainissement. nañ tàmbale ci piste yi am na 4 pistes yoo xam ne ni dañu ko réaliser en un temps record dafa am ay bërëb yoo xam ne Touba kenn xalaatu fa woon jaar ak oto parce que ay déeg la fu mel ne saxaw ga déeg lu boo xam ne bu yàgg la dañoo dindi ndox mi am na bés boo xam ne 177 camions lañ fa purgé génn ko saxaw ga def nañ fa benn piste Kër Sëñ Ñaan Diop déeg la aussi déeg dafa bëri woon ay obstacle foofu aussi def nañ fa benn piste yoonu daaru ñaari pneu loolu yëpp boo ko calculer 5 kilomètres 500 la ci de piste dégg nga réalisation assainissement routier ak mise en place bordure yi moo ci des parce que ñun bu ñu defaree tali bi ba pare dañuy def assainissement dañuy def bordure dañuy def it ay pavé dañuy def garab def aussi éclairage public éclairage public noppi na piste bi noppi na léegi li des mooy finition bi mooy assainissement routier bi nga xam ne ni déjà ficelé nañ li ci war a dem ba xam nañ ne dinañ ci def presque 250 millions réalisation réseau assainissement eau pluviale bi Tokor ba kuy dégg Touba xam nga ko barab la boo xam ne nii bu tawaan kenn du fa jaar léegi suñuy Baye Wade station Shell Serigne Mountakha moo ñu ko digaloon booy dugg Touba en général bu daan taw da ngay seet oto yëpp benn axe la ñuy dawee foofu mooy station Shell Serigne Mountakha daal di woo Touba ca kanam ne leen bëgg naa ngeen def ci dara te tàmbalee foofu station Shell boobu jaar nañ fa Tokor ba Pencum Baye Wade station Shell jëm grande mosquée. suñuy récapituler kër Serigne Touba gi aussi ndox mi daf daan bal di dem di dugg ci kër Serigne Touba gi nekk Daaru Marnaan. suñuy récapituler léegi nag. Touba pour que mu assainir complètement lan moo des. mais loolu li des bëri na parce que plan d'assainissement bi ma lay wax ne fekkee naa réunion bi démb te état bi defoon ko depuis 2006 mu jëm horizon 2030 ñoom ñu ngi prévoir 171 milliards. te li ma dégg ci réunion bi démb ci 13% d'exécution la ñu tolloon kon li des bëri na looloo tax Touba ca kanam sóob loxoom mais dañuy ànd aussi ak état bi comme li nga waxee ndax fekkee nañu ndaje moomu jàpp naa ne kenn ku ci nekk am nga ci part de responsabilité. ñaata ngeen mën a dugal yéen parce que déjà 13% yi peut-être acquis la ñaata ngeen mën a dugal mais avant ñuy dugal li ñu réaliser déjà li ñu réaliser en un temps record parce que assainissement boobu ngay wax 2000 mètres linéaires de tuyau DN 400 la diamètre 1500 mètres linéaires de tuyau DN 600 ay tuyaux yu mag yoo xam ne ay nit sax xaj nañ ci loolu cumul bi 3500 mètres linéaires la réalisation radier submersible lépp ci assainissement bi la bokk parce que 20 points la woon 17 yi defar nañu ko
radier submersible Tokor ba 45 mètres def nañ ko fa Kër Baylaat 180 mètres Pencum Mbaywaad 80 mètres loolu boo ko boolee 305 linéaires de radier submersible lay doon réalisation 28 regards et cetera xëy na mënuñoo tudd lépp. mais loolu boo ko calculer ci en un temps record opération defar yoon bi def nañ ci koppar 1,726,786,117 francs CFA. foofu tamit 8 août ak 31 décembre 1,726,786,117 francs CFA. mais loolu ci assainissement la. ci xibaar seen budget prévisionnel bu atum 2021 gi 2 milliards yi teg la. Au début yéen a ngi amoon ay objectif de collecter 24 milliards. seen budget prévisionnel foo leen ci toll ak 24 milliards yi nga xamante ne. ci jaayante bi objectif de 24 milliards la woon. waaw xam nga budget boobu. wax nga dëgg Georges c'est vrai que dañu waxoon ne chaque weer dañoo bëgg 2 milliards. am 24 milliards ci at mi. mën nañu rafet njort ne ñu ngi sur la bonne voie. pour la simple et bonne raison que bi ñu tàmbalee ak léegi bi ñu njëkkee. xool fi ñu toll li ñu daan collecté ci xaalis 2018 319,282,700 francs la. l'année. ñu ñëw en 2019 634,835,780 ñu ñëw en 2020 foofu nag yaakaar naa ne borom xam-xam yi aussi war nañ fa def jàngat. 2020 ñëpp xam nañ ne année la boo xam ne nii crise économique mondiale moo am. partout dans le monde. aéroport yi taxaw. Covid bi waaw avions yi naaw nañ Covid bi. année boobu le Touba ca kanam récolté 2020 2 milliards 870 cumul 870,077 761. bi ñu calculer li ñu am ci 2020 bi dajale nañ presque 3 milliards et quelques. depuis bi ngeen commencé. waaw 2020 ok. 2020 bi kese année bi nga xam ne mooy crise bu mag bi ci àddina bi ci la Touba ca kanam dajale au moins 3 milliards et quelques ci weer bi laa lay wax nii 2020 loolu moo lay wane kon avec un peu d'effort et d'organisation. war nañ mën a atteindre sunu objectif wala ñu koy gën a jege déjà te li ma la doon wax léegi ci li nga xam ne jot nañ koo exécuter éclairage public bi. naka noonu santé ak ndox mi surtout dañ ci am ndigal boo xam ne sëriñ bi dafa am ku xam garage Dakar bu njëkk ba jëm Corniche Daara Jolof sëriñ bi daf ñu sant ñu def fa ay lampe yooyu 178 lampadaires candélabre la Corniche allant du rond-point garage Daara Jolof jëm garage Dakar. 5000 lampadaires dañ koy jënd parce que éclairage public bi aussi mbedd mi il faut ñu wax ko dañoo jëndoon 1960 lampes daaw jëg daaw ñu jënd 3000 ren dinañ jënd 5000 lampadaires te loolu bokkul ak 2000 lampes yi nga xam ne pour domicile yi la parce que dañoo bëgg buntu kër gu nekk am lampe mbedd mi am lampe Touba daal di leer nañ loolu bokkul aussi ak environnement bi éducation environnement bi ñu ngi waaj ay oto mbalit yoo xam ne dañ koy jëndi ñu ngi waaj it jàppale soxna yi nga xam ne chaque alxames dañuy xëy génn seen kër di bale Touba loolu yëpp chiffré nañ ko calculé nañ ko. adduction d'eau bi loolu tamit problème la parce que chaque année quand même Magal Touba bi dañuy gis ni dañuy jàmbat problème ndox fu mu toll nii yéen bi ngeen dugalee seen loxo fan ngeen toll. ci liggéey bi waaw ñun nag fi ñu toll nii chaque année depuis Touba ca kanam taxaw ba léegi. mbooleem ñi nga xam ne dañoo dëkk ci quartier périphérique yi nga xam ne dañuy nekk ak 1 wala 2 kilomètres ak ciwo yi nga xam ne ca la ndox mi nekk ñu toog 5 ans 10 ans duñu mën a am ndox Touba ca kanam mooy def adduction d'eau ci ay propres moyens mooy ñëw jël ànd ak Maawu Rahmati parce que ndox mi aussi ñun fépp fu ñuy liggéey rek dana am ñoo xam ne ñoom lañ ko dénk dañ ciy waxtaan ak ñoom adduction d'eau yematuñ ci sax dañoo jënd ay citernes yoo xam ne uniquement pour quartier yi nga xam ne ndox mi yeggu fa wala boog dañoo am problème mu ndox citerne yooyu dañ leen di fekk chaque jour di leen may ndox bu ñu fàtte aussi ne màggal daaw bi ñu ko jubee am na 4 pompes yoo xam ne nii Touba ca kanam daf koy jënd parce que amoon na 4 forages yoo xam ne nii pompe la ñu paan mënuñoo démarrer seen liggéey Touba ca kanam mooy jënd 4 pompes def ko ca am na benn cadre boo xam ne nii sëriñ bi jox na ndigal ku ñuy wax sëñ Ousmane
mu créé ko entre Touba ca kanam entre mairie entre OFOR Maawu Rahmati pour ñu am benn plan d'urgence boo xam ne day jëm ci màggal gi pour au moins jafe-jafe yi daan am ñu seet nuñ koy saafara ensemble parce que kenn ku ci nekk aussi am na côté boo xam ne nii ci ngi ci mën a jàppee mairie bi wax na li mu ci mën a jàppee mais ñun aussi Touba ca kanam incha allah comme ni ñuy faral di def toujours décision bi dañ koy jël au haut niveau bu ñu waxtaanee ba noppi loolu it am na loo xam ne Touba ca kanam dina ko ci def incha allah. léegi assainissement. opération. defar yoon. lu jëm ci wàllum ndox mi. santé beeg ak yeneen i secteurs yi nga xamante ne social ak lu ni mel ngeen ci intervenir. sama laaj bi mooy. passation marché nu muy demee. ndax yenn saa ñu jox leen baaraam tuba naan ñu bokk ci biir marché ci biir Touba ca kanam lañ koy jox. waaw Touba ca kanam nag dañu organiser quand même. parce que fi ñu toll nii presque ñun am nañ 14 commissions. yi ñu lay wax yépp dañ ko jukkee ci ay commission am nañu commission boo xam ne lépp lu jëm ci finance rek lay toppatoo am nañ commission boo xam ne nii lépp lu jëm ci achat lay toppatoo am nañ commission boo xam ne nii mooy commission des marchés dañuy tànn ay nit ñoo xam ne nii dañoo am expertise ci fànn yu nekk ñu boole leen lancer appel d'offre bi bu gaa yi ñëwee indi seen cahier de charge ñu xool ki nga xam ne moo ci gën a méngoo ak li Touba ca kanam bëgg a def parce que du ñu xool rek ne kii moo gën a yombale du ñu xool ni kii moo gën a cherle mais dañu xool qualité bi nga xam ne moom nga ñu defal parce que Touba lañ koy def sëñ Touba lañ koy defal kon li gën lañ koy defal fi ñu toll nii éclairage public bi ma la doon wax léegi rek lampe yooyu ñu war a installé ci corniche bi déjà lancé nañu appel d'offre bi ñu bëri indi woon nañ seen demande ba am na ci koo xam ne nii moo gagné marché bi ba déjà dina ko démarrer dans un mois dinañ livrer corniche bi nga xam ne daf daan lëndëm mu leer nañ loolu it yaakaar naa ne ci transparence la ñu koy ci wàllu gestion xaalis bi nag comment ça se passe loolu nag moom laaj nit ñi lu ñu mën di ko def fu ñu xam c'est-à-dire Touba ca kanam responsable moral bi di Serigne Abibou fi ñu toll nii dafay wax ne xaalis bu dugg ci keesu Touba ca kanam day mel ne maa ngi jéggu lu néew bu dugg Touba xam nga nit duñ ne dañ koy denc Touba ba indi ko ne dañ koy génne yóbbu ko feneen bu toogee ci bureau boo xam ne nii bureau Touba ca kanam la buy ñëw day indaale ndoxam day indaale kafeem bu ko ventilo yi uppee bu jógee day làmb poosam ne li ñu ko fi upp comme que ci xaalis Touba ca kanam lañ koy fayee moom génnewaat na nañ ko dagal ñaari tikk wala ñetti tikk donc xaalis bi moom mooy loolu chaque mois dañuy def le bilan financier li ñu jotoo récolté liñ ci dépensé ñaata moo ci des te boo ñëwee lenn lu ci nekk am na pièce à conviction. léegi toll nii yenn saa yi sax bu la boo seqee Touba ca kanam xaalis pour nga jot ko procédure bi déjà li ñu dese ci waxtu bëriwul ñetti simili rek wala sax motu ko Touba ca kanam nekk ab modèle de développement communautaire noo leen di fas yéene def pour loolu wéy mode de financement bi wéy est-ce que jarul sax ngeen dem ba taxawal ab institution financière di yëngu ci yenn activités yi pour bañatee def quête populaire bi waaw xam nga quête populaire bi nag ndigal la loo xam ne dafa bàyyee ko ci Serigne Touba xam nga jamono yi nit ñi dañ lay wax lan comme nu mu tudd économie solidaire et sociale. 1926 la Serigne Touba woo murid yi ne leen na kenn ku nekk indi 140 francs ku ko mën a joxeel sa maam yi fi jógee sax joxeel leen ko loolu duñ ko bàyyi. parce que xam nga lu tax jaayante la imaginez fi jamono toll ak crise bi ni mu méttee nga woote jaayante en un mois nga dajale 1,5 milliard et quelques. te bu ñu fàtte ne 1 milliard yooyu gis nga soxna si jaay caaf ñaari téeméer a nga fa kay jaay jën di yeewu fajar ñaari téeméer a nga fa. kay jaay fruit ca garage ba ñaari téeméer a nga fa loolu xëy na dañuy seet leneen luñ ci def mais loolu kenn du ko bàyyi déjà maa ngi la doon wax sànq ci domaine santé santé moom yaakaar naa répété na li ñu ci def lu bëri mais am na benn centre de secourisme mu loox boo xam ne Touba ca kanam mu ngi koy xalaat ndax ci Covid bi dañu yor ay ambulance yoo xam ne nii dañ ko joxoon Croix-Rouge 20h ba 6h du matin ambulance yooyu juróom-ñeenti soxna am nañ doom ci biir ambulance yooyu nga xam ne évacuation sanitaire dañ koy soxla à tout moment ñu ngi am mbébétu créé fa benn centre boo xam ne déjà dinañ jënd ñaari ambulance médicalisée yoo xam ne dañ ndax loolu rek en quelques secondes loolu rek kay 10 secondes moo ñu dese loolu mooy perspective bi fa la yem wala am na leen li nga xamante ne ci ngeen war a soobu ci saa si nii déjà wax naa la sànq ci wàllu éducation ak renforcement de capacité sëriñ daara yi loolu yi déjà tàmbali nañ ko déjà li ñu soxla ci perspective yi actuellement mooy 2,5
562 voilà 428 000 solde net bi ñu am actuellement mooy 870 millions et quelques montant bi ñu war a collecter en 2021 mooy 1 milliard 692 350 239 soit 41 029 186 war nañ ko am weer wu jot yaakaar naa mën nañ ko am mais bu mbokk yi jaaree bu fekkee ne mën ngeen ma ko permettre tuuti parce que am nañu ay plateforme yow fa la ñuy collecter fu mel ne plateforme Wave bi képp ku ko am mën ngaa def directement wala nga jaar ci dièse 144 dièse 5 étoiles 410 818 dièse wala boog 78 544 33 33. jërëjëf xam nga suñu ay partenaires ngeen. yaay dagal ticket de publicité. bu baax a baax vraiment jërëjëf en tout cas. di sant sëñ Abo xasida bi nga xam ne jërëjëf sëñ Abo mi jàpp ci liggéey bi moom yow itam jërëjëf Cheikh Amar di premier vice président journée sociale bi nag le 24 la. danañ ci waxaat. boobu yaakaar naa ne